yasaay auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa xalifa rappeur ah laa mi ñu askan wi man la sum waa ji tous alors maa ngi nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di leen nuyu yéen waa suñu people TV di la nuyu yow DJ Yves sama doom baay sama mboxum taalibe alors vraiment xalifa rappeur la aka laa mi ñu askan wi tàmbale si musique en général en 2015 ñu génnee single suñu premier vidéo single mu tudd Make Money xam nga ñu si doon way vraiment gëm suñu bopp ak maanaam ay njëriñu xaalis wax tamit xam nga ay conséquences su xaalis noonu la demee alors en 2016 ñu génnee sant Baye Niass Baye Cheikh Mamadou Rensa Diop mu nekk suñu vidéo single bi nga xam ne xam nga moom moo ñu xaw a découvriral moo tax public bi benn partie public bi xam nga commencé ñu découvrir après voilà diggante 2016 ba 2017 def nañ si yu bëri quoi waaw def nañ si yu bëri parce que 2016 je me rappelle à l'époque c'était le référendum oui ou non participer nañ si defoon nañ single voté oui sensibiliser sénégalais pour ñu voté oui parce que jamono boobu noonu li gënoon tax ñu sensibiliser sénégalais pour ñu voté oui mooy que ni dañ bëggoon mu yam président bu si nekk bu toog ay affaire de troisième mandat bañ a amati quoi noonu la demee xam nga te voté oui bi booy xool loolu la joxe woon quoi parce que dafa ne woon président bu si nekk deux mandats de 5 ans ngay am après bu jeexee jeex na quoi xam nga voilà ak tamit gis nañ si aussi yeneen aspect yu si mel ni maanaam doomu Sénégal yi di am ay député de la diaspora ak yeneen point yu bëri yoo xam ni xool nañ xam ni li intérêt askanu Sénégal la ñu voté loo Sénégalais yi oui te alhamdulilah Sénégalais yi voté woon nañ oui. alors jàppale woon nañ aussi Marème Faye Sall jabaru di première dame vraiment xam nga ñu gisoon suñu bopp si moom ndax li mu nekkee première dame boo xamante ni xam nga c'est la première dame bu ñu am mu nekk nit ku ñuul sénégalaise 100% sénégalaise xam nga à l'époque aussi ñu daan dégg aussi yu baax yi mu daan def ñu ne lii nii war nañ ko si mën a encourager jàppale ko mais xam nga li ñu naan nit dafa lëndëm noonu la demee alors. loolu tey si tey xëy na dem nañ ba benn jamono rëccu nañ ko parce que ñun askanu Sénégal lañu àndal te moom moo ñu ñor noonu la demee alors voilà Marème Faye Sall woy nañ ko si vidéo single ànd ak Doudou Ndiaye Meng woy nañ ko aussi si single woy ko noonu kase audio def nañ affaire yu bëri ay vidéo single Dóor waar vidéo single jigéenu Sénégal vidéo single Gaynde Ndiaye xam nga way suñu lions yi si kaan bi xam nga def nañ ay vidéo single yu bëri way Allah Barhama way aussi Baye Cheikh Mamadou Rensa Diop ànd Cheikh Aïda mu Baye Aïda Faye way jàngi ànd Cheikh bii baala ak Mario bii baala mooy boy boobu sumbulu yaa ma gën a xam nga def nañ affaire yu bëri si game bi quoi noonu la demee xam nga alors vraiment ñu dem ba nga xamante ne nii dem nañ ba nit yi ñu xam suñu public tuddee ñu làmb ñu askan wi naan xam nga yow yaay waxal askan bi yaay suñu porteur de voix xam nga alors vraiment ñu rafetlu ko ba tey si tey gis nga làmb ñu askan wi yaa ma gën a xam nga alors noonu la demee quoi ba léegi aussi ñu ngi si game bi waaw di dóor rek amul bàyyi quoi di indi suñu apport ak suñu maan ak suñu xam-xam di ko indi maanaam xam nga si game bi wane ni ñu mënee aussi tamit di joxewaale ay message di jàngale parce que am nañ public. boo xamante ni ñu ngi ñuy suivre di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di jox ay message nag si lépp lu munti xew na nga leen jox ay message yii à travers son yii à travers génn wax ak yeneen quoi te ba léegi incha allah ñu ngi si gémm te ba léegi yàggatul incha allah ñu ngi préparé benn son bu tudd jamono tey nañ ko def vidéo single génnee ko incha allah te sénégalais yëpp nañ si gis seen bopp si kàttanu yàlla incha allah. waaw phénomène Sonko vraiment. mooy liñ naan rek yàlla ay mbiram noonu la demee parce que fi Sénégal gis nañ fi lu ne politique bi gis nañ fi lu ne xam nga waaw gis nañ fi jamono Abdou Diouf à l'époque nekkoon dictateur parce que man Abdou Diouf man si combat yu ma nekk nii xëy na mun naa ne d'une part lu ma doon la quoi parce que sama waajur bu góor ñu gën ko xam si maître Khoureychi Ba alors vraiment moom. yàgg na nekk activisme yàgg na xeexal askanu Sénégal xam nga yàgg na sax génn di dem ay Mali ay Côte d'Ivoire ak Afrique ak feneen di xeexal xam nga justice ak démocratie ak liberté quoi. sama waajur bu góor Abdou Diouf dugaloon na ko kaso comme ni ma Macky Sall dugalee kaso te lépp dictature la jaay doole xam nga à l'époque pa bi dafa publier woon résultat élection yi nga xamante ni Abdou Diouf da ko sàccoon Abdou Diouf jël ko dugal ko si kaso bi xam nga noonu la demee alors gis nañ temps Abdou Diouf tamit Abdou Diouf ni mu doon jaayee doole Ablaye Wade. waaw Ablaye Wade aussi
ñu sàcc ko élection sàcc nañ ko ay ñaari élection muy metti si moom ñu dugal ko kaso saawaay lu bëri du dëgg waaw askan bi ànd ak moom di xeex ba 2000 alternance am xam nga alternance boobu noonu Sénégal def si maanaam suqaliku waaw xam nga ñu gis ay changement yu bëri Abdoulaye def fi maanaam lu bëri fii si Sénégal loo xam ne surtout fii si Dakar loo xam ne gis ñu ko woon ay plan yu bëri quoi xam nga macha allah moom tey si tey lu nga ko munti seedal il a créé des milliardaires et tout te tamit suqali na Sénégal xam nga te jëlee na Sénégal maanaam si benn yóbbu ko ba fukk quoi macha allah suñu maam boobu noonu barki dem moo doon anniversaire am yàlla na ko yàlla yokk ay atam te dolli ko wér gu yaram dundam njëriñ la te yàlla na dund aussi ba fekkee maanaam noonam yu nga xamante ni nii moom moo leen créé moom moo créé ñooñu xoola nit moo lëndëm rek mooy lu ma la wax ñu dem ba nekk ay noonam jaay ko doole yàlla na dem ba fekkee ñooñu seen defet te incha allah mi ngi ñëw yàggatul yàlla na dem ba fekkee loolu yëpp si kàttanu yàlla suñu maam Abdoulaye Wade moo créé Macky Sall Abdoulaye def na ko lu ne ñun sénégalais xam nañ nu mu demee jabaram la daan àndal di wër ay Farba Senghor di wër si mbedd yi naan Abdoulaye lay wër Abdoulaye ni mu ko jëlee gore ndeysaan borom yërmande la def ko DG jëlee ko DG def ko ministre Macky Sall mooy nit bi nga xamante ne nii Sénégal fii la waroon jaaree maanaam boo nee Sénégal si àdduna bi rek Macky Sall nga siy teg mu mel ni benn Nelson Mandela wu Sénégal parce que Macky Sall ni mu xamee Sénégal nekk ministre intérieur nekk président assemblée nationale nekk premier ministre Macky Sall lépp la xam Sénégal quoi ba mu daj xam na histoire Sénégal ak sénégalais lépp la xam mais malheureusement mu nekk saay-saay 2012 li ñu xeexee Abdoulaye Wade rëccu nañ ko rëccu yuñ ko mais Abdoulaye loi bu mu bëggoon noonu tamit à l'époque tamit xam nga day rey démocratie quoi parce que ay affaire de vice président te tamit xam nga ay président bu ko neexee ñëw voilà wàcc vice président ñëw aw ko te tamit boo amee 25% la gagné xam nga loolu tamit day rey démocratie quoi moo tax xam nga askan bi àndu si xam nga mais tey si tey nag Macky Sall gën na rendi démocratie xam nga te Abdoulaye Wade maanaam dëgërul bët te am na yërmande bi askan bi ñëpp génnee dafa bàyyi mu sedd dellu ginnaaw xam nga mais ki fi nekk nii saa waay xoola wow la na bët wow la bët boo xam ni du déglu kenn foog mu dem ba xam ni lii instant bii nii maa ngi waajal dugg si pax bi nii dee xam nga si lay génn def nii tricher quoi xam nga ne day bàyyi mu sedd waaw maa ngi ñëw si Sonko bi laa nekk ba léegi de noonu la demee alors léegi Macky Sall moomu maanaam dem na moom ba créer Sonko te xamu si dara te yëgu ko créé na Sonko ba pare di gën a dooleel Sonko di ko may doole si lépp nax tuuma yeex sos yeex kuuy xam nga lépp mi ngi dolli doole Sonko waaw lépp naa na soxor ne kii nii du nekk président parce que xëy na ak ay programme am yoo xamante ne nii xam nga képp ku sàccoon dina delloo si alalu Sénégal ak yeneen ñu xam ni kii di suñu arrangement di suñu intérêt ne dañ koy xeex te xeex boobu noonu mooy gën a yokk doole Sonko ba tey si tey Sonko toll na foo xamante ni askanu Sénégal nit yi bëgg nañ ko xàmmee nañ ko ràññee nañ ko te ñu ngi koy bàyyi xel te surtout am nañ yaakaar si moom xam nga yaakaar boobu noonu ndax benn message dañ ko mun a wax mu bàyyi si xel bu baax mooy yaakaar boobu xam nga bu mu ko mus a tas quoi waaw def ni Macky Sall ak ñeneen xam nga di wax ni aussi Sonko homme public la te citoyen sénégalais la homme public saawaay ak wakkat bu nga xamante ni nii am na xelam ak xam-xamam ak xalaatam di ko jox ngir yàlla te yàlla tax ñi ànd ak Sonko ak ñëpp dañuy xool message yi di dégloo xel xam nga ku wax ak Sonko ñu xam ni kii kat li mu wax Sonko nii arrangement Sonko la intérêt Sonko la ñu jëfe ndigal te bañ a rëy mais pas que ni ku wax la ñu attaqué la non am ñoo xam ni bëgg nañ Sonko mais dañuy taxaw xoola wax si Sonko wax ko dëgg parce que nit boo ko bëggee da nga koy wax dëgg quoi xam nga waaw mais am na nit yoo xam ne yëfu naa fekk rek nañuy bëgg quoi ñoom bëgguñu ku leen wax dëgg loolu baaxul xam nga voilà loolu la quoi di wax ni Sonko am nañ yaakaar si moom te incha allahu rabbi buñ demee ba 2024 moom bu continuer nii moom incha allah ñun askan bi nañ jëlaat suñu réew par la force neex naqadi foofu amul ay carte amul ay fichier amul vote amul premier tour amul dara dañuy jël suñu réew par la force jox ko Ousmane Sonko incha allah te bi nga ko joxee suñu réew nax dañ ko dénk noonu la demee day yor réew mi gérer ko saay ni ko sénégalais yi bëggee su ko deful tamit saa waay xoola ñun daluñu si nit parce que jantal la wala ay non saa waay fii ku fi tegul yoon ku fi tegul justice ak koo mënti doon ñu dal sa kaw laa mi ñu askan wi la man la sum waa ji
waaw yooyu loolu moom man maîtriser wu ma ko mais loolu xëy na man sama xam-xam bu gàtt xëy na coono la rek parce que jour boobu gis nañ naaj bi nu mu tàngee woon xam nga te nit kase la quoi xam nga bu doon ay fétiche yooyu dina ko jàpp wala dara xëy na rey nañ ko bu yàgg du dëgg fii yàlla rek a fi ne nañ bàyyi seen yooyu noonu ñuy def ay xaw ma ay coup monté yooyu ay fen la kan mooy ñëw ba foofu ñëw naan da ngay def ay coup monté ay jéem a xam ay scénario yooyu loolu kan moo koy def gars amuñu jot boobu quoi xam nga nit kase la quoi Sonko ndax tamit man sama waxu démb mooy sama waxu tey nee la 2019 bërki demoo Ndiaye si kaso bi man la ma fekk ñu tooñ ma sosal ma dugal ma si kaso bi ndax bañ ma fekkee élection yi la ma dugal si kaso bi loolu yàgg naa ko Sénégalais yëpp xam nañ ñu mu demee parce que xam nga 1er décembre 2018 bi Macky Sall di def lancement candidature am si la pénétrer sécurité am xam nga wax ak moom dëgg xam nga à l'époque noonu maa ngi fàlligu après ay somme jour nañ si teg ñu jël si ma sama gaale collé ma motif naan ay Khalifa fils du célèbre avocat Khoureyssi Ba garde corps Barthélémy Dias activiste sur les réseaux sociaux auteur du slogan Sall Macky dégage xam nga un kayit chef de gang sama PV ku ko lire xam ne lii politique la xam nga noonu la demee man du ma sàcc taan wi fii ñëpp xamante nañ xam lu ma la wax noonu la demee man taan wi fii dëkk naa fu ne nit yi xam nañ ma Baye Fall du ma sàcc bu ma doon sàcc saa waaye xoola nit yi mooy loolu du demee nii tey quoi musoo gis nit génn yàq sama der ne kii sàcc la wala dara wala Khalifa moo ma sàcc lii wala moo ma amee lii te incha allah du am parce que du ma sàcc Baye Fall bu ma la musee sàcc 100 francs génnal nga kalaate dafal vidéo nga kalaate nga xool du ma sàcc Baye Fall Macky Sall tuumaal ma sosal ma ndax politique. après élection yi dafa jàll ñu xam ne lii politique la woon xam nga voilà ñu bàyyi ma génn xam nga biñ génnee tamit. di gën a xeex te sénégalais yi dofuñu bi ma génnee maanaam def samay interview di tegg tuuma sénégalais yi maanaam foofu mun naa ne bu doon 40% moo ñuy bàyyi xel dem nañ ba 80% duñ bàyyi xel alhamdulilah xam nga ñu dem ba voilà quoi nit yi xam ne kii dëgg bi lay dund parce que dëgg moom du lu ñuy tricher du lu ñuy jéem a copier wala lu ñuy photocopier dëgg la quoi xam nga noonu la demee alors vraiment alors si la ñu sax nit yi tuddee làmmiñu askan wi ñu génn di xeexal askan wi si combat yëpp nag xam nga waaw di wax ni ndax Sonko ñun 2019 man su ma doon voté moom laay votel te su ma doon voté loo tamit dama naan na Sénégalais yëpp votel Sonko xam nga mais te yàlla tax bu ñu amee message bu ñu lay jox wala vision wala si leneen ak leneen da nga la koy wax parce que suñu njëriñ la ñun askanu Sénégal xam nga lu ma la wax voilà alors di la bàyyiloo xel bu baax ngir yàlla xoolal nga gën a maanaam sàmm sa bopp sàmm sa wérgu yaram moo ma too sa bopp dollil sa sécurité bul wóolu kenn sa sécurité sax bu leen wóolu gënal jël say matuwaay yëpp ngir yàlla te yàlla rek a tax A ba Z ndax bërki demoo njaay rek maa ngi fàlliku gaan xam nga genre message yooyu nañ ko doon wax booy gën di dal suñu kaw xam nga te ñun tamit dañuy gis suñu bopp xam nga ku ñu dagal saa waay xoola tolluñu fi ñu naan ay bàyyi naa la yàlla ay waaw ay bàyyi nañ mu sedd non non man boo génnee saaga ma bu ko teg si ay affaire de politique damay génn man tamit salteel xam nga alors dem nañ ba kilifa Pastef fi macha allah ay responsable yu su mel ni rek nit dof respect gis nañ li muy xeexal askan bi ak yeneen responsable yu bëri def nañ ma signe expliqué ma man tamit xam nga bàyyi naa mu sedd parce que tamit askan bi tamit xama rek yaa ma gën a xam bu soxlaa moom saa waay xoola ñun mun nañ taxaw moom xama pour jox ko lu mu soxla quoi incha allah noonu lay demee. góob li nga liggéey ngay fayeeku par la force yàlla rek a fi nekk saa waay gis nga yàlla kase fi nekk nature boobu noonu saa waay xoola mbiru yàlla la moom kase yi dogal mooy def bu finiree très mal li leen dénk da nga leen dénk réew mi ngeen nekk matoo leen sax 1000 personnes ñoom ñëpp boo leen dajalee saa waay xoola seen politiciens yëpp A ba Z ñëpp ñuy politique si salle Macky bi matuñu 1000 personnes boo dajaleex militants yeex ñëpp matuñu 5000 personnes ba ñu dénk leen ngeen jël réew mi def leen neex si réew moo xam ni lan la nee nañ 95% jullit dëkku Baye Niass dëkku Alaaji Malick dëkku Cheikh Amadou Bamba dëkku Baye Laay yéen ngeen fi def lu leen neex martaba góor yàlla yooyu noonu yëpp na leen dal sans compter àqu askan wi billaahi wallaahi wa tallaahi di ngeen ko gis te yàggatul. defoon naa si sorti en tant que Khalifa rappeur waaw parce que Khalifa rappeur nekk na koo xamante ni tamit jàng na il a fait les bancs noonu la demee te am nañ xam-xam xam nañ àdduna yu baax ni muy demee Cheikh Omar Diagne nekk na maanaam citoyen sénégalais boo xam ni modèle la bu ñu amoon 100 yu mel noonu moom saa waay xoola xëy na réew mi moom. dina gën a jëm kanam daal xam nga lu ma la wax te diine gi aussi dina gën a jëm kanam mais
arrangé askan bi ñu ànd ak yow bu leen arrangé ñu xalam. noonu la demee yaa ma gën a xam Sénégal moom saa yi xoolal dëkku naafeq la quoi waaw naafeq yi moom jamono bii ñoo fi ëpp moo tax sax xëy na yàlla nattoo ñoo salmak yi xam nga man xam la laa gëmaa islam benn la dina yu benn la sama aqulaay taalaa nax laay wax yàlla xam na li si xol yi barki alxuraanul karim li ma dem Touba mënu ma ko compter Tiwaawoon noonu Tiwaawoon moom mun naa ne sax si famille bi laa bokku maintenant Baye taalibe Baay Ñas laa ñun fu ne ñuy dugg si taan bi amul fu ñu demul Sénégal xam lu ma lay wax nii tey si tey saa gis nga Baye li xew Sénégal nii ba dafa ma naqadi booy ay gars yoo xamante ni dañuy génn di saaga sëriñ yi phénomène boobu am te loolu yëpp ñu ko créé benn groupe personne bu ndaw la ñoo xam ne dañuy jéem a dundee tarixa bi dañ koy waxa ñun ragaluñu dara dëgg rek saawaay moo ñu ñor tëral leen ñu renn ñu saawaay xoola dëgg na ñuy wax saawaay xoola ba paaka bi ni muy traversé suñu baat barki laa ilaha illallah groupe personne bu ndaw ñoo xëy te am na sax ñoo xam ne barki Demba Ndiaye ay woyu nañ woon Sénégal fii ñëpp xamante nañ groupe personne bu ndaw ñoo xëy yaa ma gën a xam quoi xam nga bëgg dundee tarixa yi léegi nan nañ ko bëgg defee parce que léegi nit yi ñoo seetaane quoi yow pour am bëgg maanaam yow nit yi bëgg la da ngay génn saaga sëriñu diw waaw la moo tax ngay saaga sëriñu diw te yow sa sëriñ bi nga gëm yow saa waay xoola loolu noonu bu ko fekkee woon saa xool day dal sa kaw da lay dàq wala boog mais non ak ay seytaane yu bon ay média yoo xamante ni ñooy créé yooyu noonu xam nga yaa ma gën a xam télé yi non loolu du télé yëpp sax am na ay télé moom yoo xam ne ñu ngi liggéeyal islam di contribuer maanaam si tarixa yi maanaam gën a doon benn suudewu di contribuer si dialogue sax islamo chrétien boog gën a suudewu Sénégal ñëpp doon benn mais télé franc-maçon seytaane yu bon yi lépp ñoo ko créé bu ñu wooyee diw na ko xoola waxal lu la neex yaa ma gën a xam baay di nga Sénégal am na ay wax yu bëri yoo xamante ni moo tax waxu Cheikh Omar Diagne bi ku fi nekk naan da ngay tëbaxa dal wala dara barki alxuraan naa fekk nga ay jamono passé yàgg na maa ngi dégg ñu naan xaw ma benn waay naan xaw ma naar nañu gëm xaw ma affaire yoo xam nga loolu saaga la ay wax yoo xam ne mun na taal réew loolu bu ñu nekkoon dëkk bu normal saa waay xoola amaana sax xëy na xoola procureur day autosaisir si saa si yaa ma gën a xam mais non après dañuy def nii calmer am kenn koo xamante ni nii maanaam naar boobu ngay wax moom la gëm jàpp benn en ñëw tamit xalabaat waaye bàyyi leen seen yooyu yéen te yàlla tax bàyyi ngeen bàyyi seen yëfu seytaane yi seen yëfu yahood yi da ngeen bëgg sax yéen diviser islam nañu bëgg diviser du sax tarixa bi kase xam lu ma la wax te yàlla rek a tax Cheikh Omar Diagne moom gëm naa ni jullit la quoi du dëgg te yaakaar naa ni moom saa waay même bu defee erreur sax bu jeex na quoi surtout que ni dégg na saaga nañ ko wax def nañ lu ne te yaakaar naa surtout ak période bi ñu toll nii moom di xeex góor jigéen di xeex injustice sax yeneen ak yeneen am nañ ay yeneen priorité lu dul saa waay xam nga naan ñun jullit yi ñu ngi xeexoo suñu biir ndax ay affaire de voilà quoi xam nga nañu bàyyi fanatisme yooyu nañu bàyyi yooyu te yàlla rek a tax il faut se concentrer autour de l' essentiel xam nga lu ma la wax waaw l' essentiel mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu digganteex suñu borom suñu digganteex suñu morom ndax mooy société bi ñu defar suñu réew mu jëm kanam kenn du bëgg dem kaaw waa kaaw ñooy bëgg di ñëw fii nii ñu xeex fi góor jigéen ndax saa waay góor jigéen suuf bu mu am yàlla da koy dëpp waaw turki ngi fii saa waay ñëpp ay jullit nañ yéen ci yàlla Ibrahima saa waay gaama la sumu waay fa dañ ko sànnee woon si safara bi ak yeneen turki moo gën a riche fuuf Sénégal si affaire de islam te ay année 90 yi bi ñuy dooleel góor jigéen saa waay mais yàlla volcan la taal turki yàqu est-ce que ay dégg voilà kon booy Sénégal saa waay xoola gënul turki ah te Turquie gën a développé tey Sénégal téeméeri junni yoon wala boog góor jigéen di nga ko fi nangu alors ñu waroon àndandoo ñun ñëpp xeex góor jigéen waaw ne góor jigéen mooy suñuy noon ñiy dawal ay lobby franc-maçon di jéem a jaxase maanaam kër diine yi ñooy suñuy noon ñiy teg injustice kumba am ndey kumba amul ndey Sénégal ñooy suñuy noon ñooñ nañ war a xeexal voilà mais Sénégal léegi li fi am tamit kaay ma wax la nit yi xam nañ ko ah mooy ay lobby yaa ngi fëpp ah lobby yaa ngi fëpp te loolu vraiment ñu ngi koy déplorer di ko maanaam métitlu di ko nakarlu di ñaan yàlla aussi mu jëlee ko fi mooy lobby yi nga xam ne léegi ñu ngi fëpp ñu ngi sax si kër diine yi noonu la demee xam nañ bu baax nu mu demee fii képp kuy def xamal ni yàlla xam na lépp te nit yi dofuñu yasaay noonu la demee alors diggante Cheikh Omar Diagne ak gars yi moom dara rek laa siy wax muy mot final yàlla na si yàlla sotti ndox bu sedd xam nga jàmm salaam xam nga jàmm nañ ñooy ñu fàtte yooyu xam nga concentré autour de l' essentiel quoi parce que sujet dafa sensible te ma mii di wax ak yow xam nga
ñun ay murit nañ dëkkal ay murit ñooy suñuy mbokk ñooy suñuy xarit ñooy suñuy lépp te heureusement dégguñu leen ñuy wax ci coow boobu noonu heureusement alhamdulilah sénégalais yi ils sont pas tombés dans le piège. waaw parce que yaakaar naa Cheikh Omar Diagne moom li mu wax noonu bu fekkante ne ni danger la woon loo xamante ni insulte la maanaam wala maanaam danger saawaay xëy na gaan ñun ñi nga xamante ni sax saawaay ñooy ñëkk taxaw dal ci kawam waaw fii ku def lu dul yoon ànduñoo ak yow ak koo munti doon xam lu ma la wax nii. noonu la demee muxaddamu Baba Lamine Niass la Baba Lamine Niass doomu Baay Niass la waaw te lu ñu bokk ak moom mu nekk suñ mbokkum taalibe bu defoon injustice barki alxuraanul karim yàlla xam na lu ci xol yi ñu dal ci kawam est-ce que yaa ngi dégg voilà. léegi même ma daaneel foofu léegi heureusement sénégalais yi tombé wuñu ci piège boobu noonu parce que gis naa ay murit yu dul jeex même kaddu bi ñuy wax ni ñun kaddu boobu sax ñoom moom même kaddu bi nañuy wax xam lu ma la wax naan gars yi nañ bàyyi mu sedd xam nga Cheikh Omar Diagne ñu ngi ko bàyyi jàmm nañ ñooy quoi xam nga waaw yaa salaamu quoi waaw ñu àndandoo maanaam yëkkati drapeau islam ci kawam ci kaw a kaw muy flotté ñu xeex góor jigéen xeex lobby franc-maçon yi fi ne looloo am solo quoi. waaw alors Khalifa rappeur et que lamiñu askan wi di wax ni nag xëy na gaan man la sum waa ji buñ génnee wax te yàlla rek a tax nax séntuwuñ ci buzz séntuwuñ ci xaalis ndax dunuñu lool te lijjantiwuñ ko yàlla xam na li ci xol yi. alors message yi ñuy joxe rek yàlla na ko maanaam nit yëpp ñuy déglu maanaam dégloo ko xel te maanaam jàng ci jël positivité bi te bañ ko dégloo xol noonu la demee. alors di wax ni incha allah si kàttanu yàlla fii ak sometime comeback baa ngi ñëw vidéo single jamono tey noonu la demee na ko ñëpp xaar ak yeneen sorti di wax askan bi nañ jël seen matuwaay bu baax préparé maanaam xeex injustice ak góor jigéen ak nguuru Macky Sall ndax Macky Sall moom képp ku ko xeex moom saa waay yaa ngi xeex góor jigéen yaa ngi xeex injustice yaa ngi xeex mbon yaa ngi xeex lépp lu nga xamante ni nii saa waay xoole mi ngi delloo ginnaaw Sénégal quoi di leen wax ni nag xoole yërmande quoi ngeen bàyyi ñàkk jom nax te yàlla rek a tax fa laa tëjee tous